seen revue de presse. ñu ànd ceeg Alaaji Ahmed Aïdara. bismillah gouvernement bu bees bi day du yomb ci Macky Sall de déedéet tribune yéene kaay ne en tout cas musiba mbaaba kuma ak jafe-jafe yi day daal dinañ commencé ci remaniement bi nga xam ne amal nañ ko nag benn fan ci weeru novembre bi nga xam ne moom la doon ne dama ne la Aminata Touré mimi daal dinay song kii di Macky Sall ñemewu ko de maa la wax li la de Aminata Touré kay dafa mel ni daa commencé ne di yëglu ne du nangu kenn ku toog ci digg boppam bi nag laa la wax dëgg la de parce que Aminata Touré day waaw daal dinay génnee benn kay nag xam la ca carrément yori nam nga compte conseil économique et social googe yori ngu mucc ayib la waaw parce que Aminata Touré day waaw nee na du ma nangu kenn di yàq sama der rek laa la wax laa ilaaha illallaah mi yamu ca parce que premier ministre ba woon nee na dàq ma nag yóbbu ca yoon képp koo xam ne kon maanaam yaa ngi may jéem a sosal wala ngay jéem a yàq sama der ak yooye wala boog wàllum tiitalaate yéene kaa gi ne Aminata Touré day waaw jàpp na ni nag na nga xam ne noonu la yore woon kër ga day yori ngu mucc ayib la ba tax na waaw nee na maa ngi xaar ak dal joxante lengay ak président bu bees bi lé fii ba booba nag maa ngi xamal waa réew mi ak waa bitim réew yi yëpp ne kër googee di conseil économique yor naa ko fukki weer ak juróom benn laa la wax te na ma ko yoree lépp a jaar yoon ci loi laa ko teg ku di demal ca kër googee ñu jox la kon kayit ya ak sama déclaration de patrimoine tamit day déposé naa ko ca OFNAC ñëf Mimi Touré day mer na de lool yéene kaay dee média gi ne déggoo ma de dama ne la Mimi Touré mii ci kaw Macky Sall la jëm enquête yéene kaay ne yow xanaa xamoo ne Macky Sall bu la fi naree jëlee waaw amul sentiment ba ci ñi nga xam ne dañu koo jege lool Macky Sall bu lay rendi amul sentiment ginnaaw lay rendee te ñim fi jëlee ne 2012 ak léegi ni la bëri na ma limal leen ñool Moustapha Diakhaté jëlee na ko fi Moussa Diop jëlee na ko fi Sori Kaba jëlee na ko fi Aly Ngouille Ndiaye jëlee na ko fi Amadou Ba jëlee na ko fi Matar Cissé jëlee na ko fi Aminata Touré jëlee na ko fi Maître Oumar Youm jëlee na ko fi Maître Oumar Youm moom Cheikh Issa Sall magistrat waaw moo ko fi waxal lu rëy ne Maître Youm a ngay préparé trésor de guerre ngir 2024 la ilaha illallah xoolal ma Omar Sarr fal nañ ko ca Dagana ndax Matar Cissé ci yàlla Ali Sele Diop réew mi fal nañ ko ca Linguère gële ndax Aly Ngouille Ndiaye ca Jolof yéene kaa gi ne Ismaïla Madior Fall waaw moom mi nga xam ne dem na ba nangu ne moom mooy teer machine Macky Sall mi lée waaw jëlee nañ ko fi l'observateur ne waaye yow Idrissa Seck mi lée lan la mën a indil Macky Sall mi lée looloo jar a laaj Abdou Mbow de bari na Idrissa Seck kay li mën a indil Macky Sall bari na lool professeur Hamidou Anne waaw nee na gis nga Idrissa Seck mi lée budul daa am na expérience dëgg la parti bi réew mi bokk na ci parti yi nga xam ne ñoom lañ gën a structuré ci réew mi laa la wax boobay ñaar ñett président Idrissa Seck nga 20% de l'électorat national waaw yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne waaye gis nga président Idrissa Seck mi keroog bañ ko fale waaw sénégalais dañoo yeewoo ak naqar ak tiis laa la wax maa la ko loolee rek mooy lëndëm ci alliance bu bees bi am ci diggante Macky Sall ak Idi ñi na xar lañ nekk de parce que nag mbir mi daf leen di fàttali kon 2007 audience fa doxoon ci diggante président Abdoulaye Wade mi lée ak Idrissa Seck waaw ba tax na Idrissa Seck mi lée nit ñi daal di koy boole waati ñi nga xam ne kon dañuy wor di ay traître maar di taali waaye yow de waay wax day rafet yéene kaay Youssou Ndour ba yamu ca ndaxte nee na gis nga Idrissa Seck mi 2007 ba léegi ni lée waxam jaratul door sa doom de Idrissa Seck 2007 ba tey amatul benn crédibilité ci réew mi laa la wax du dara du dara maar di taali waaw parce que nag audience su mi démb ak Abdoulaye Wade ba léegi ni lée Idi mënatul wax lu nit ñi gëm parce que yow 2020 Idrissa Seck la mu dese woon ci crédibilité kës néew daal di nañ koy suul moo tax passation de service su du yomb de termine yéene kaay ne président Macky Sall day waaw nee na gis nga passation de service yi pas de xumbaay nii de rumbaay amul dëgg amul sabaru réew mi quotidien ne dama ne gouvernement bu bees fi la day waaw ay décret day dana génnaat Macky Sall mi la fam nekkoon jugóo de déedéet moom daal fi mu nekk nii la bëgg daal mooy élection yi di ñëw yëpp moom Macky Sall mu gagné ko source aane Papa Amadou Ndiaye ngi ni la day mooy ministre bu bees bi nee na séddale bi nag dina gën a yomb dañ leen doon sédd léegi nag yéenay séddale mbéte ko tiim samba na ceeb sur quotidien en tout cas ci jamonoy defante bi nañu nekk day ak yàqante der ga Dakar Times ne en tout cas Aminata Touré mi la jamono jim nekkee kon ministre de la justice waaw moom tamit ñi mu gaañ bari na de waaw box boobu li ne moom Aminata Touré moomee génn na kon ca pataaralam nga Walf Fadjri ne xeex bu méttee métti day dana am de ca kër buur waaw rawatina nag Koungheul yi nga xam ne kon maanaam dañ leen a dax xeex dana fa am laa la wax léegi mooy ne kay ne en tout cas Mimi Touré day setal na boppam de Direct News ne remaniement ba day waaw nañ doon daal nee na kon ministre yi la jamonoy Senghor ba Abdou Diouf waaw tool loolu daan na ca am de waaye waati waawoon ak waa Touba kontaan nañu benn yoon laa la wax jëlee bi nga xam ne nag jëlee nañ ko fi Matar Cissé ni la neexul waati waawoon de léegi mooy yéene kay ne waaye jëlee nañ fa jàmbaar nag moom moomu du Matar Cissé maa la ko wax soldat de la République dëkk lañ wàcce laaste kaa ñaa ngay faq de di dem kon ca parti yo meeting ca Guédiawaye aca Grand Yoff ke Khalifa Sall day
day ak Ousmane Sonko waaw ñoom day wàcc nañ ca terrain ba laa la wax Les Échos yéene kaay ne Khalifa Ababacar Sall day samedi ji waaw ma nga jëm ca Guédiawaye gële ak Barthélémy Dias waa Guédiawaye laa bokk day ñoo leen fa invité meeting bu rëy Critiques yéene kaay ne APR kay alliance pour réew mi noonu la nar a tudd léegi joxante nguur gi lañ nar de ca jamono joojee ñuy dil day Vox Populi nee na xale yaa ngay dee ca géej rek lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk kon ci ay doomu aadama day ci semaine waaw ñoo dee bu ñu sukkandikoo ci ONG bi lée alarme fon la Le Quotidien yéene kaay ni xale yi demee moo doy waar ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett kon ci ñoo xam ne ci ñaari fan la ñu yegsi allahu akbar centre yañ leen doon dalal kay fees na ba débor Mamadou Lamine Diallo day ci 24 heures waaw nee na Macky Sall yaakaaru xale yi la tas waaw seetlu leen nappkat yi saa yi buñ commencé di kaas Barça jëgbal sàq ji daal di tàmbali waat xale yi wóolootuñu ñii jiite réew mi lée ñii jiite réew mi nag na leen neex ñu tapale naan ay dëkk baa ngi dox taux de croissance ñeng patiti patata wàllum koom-koom ngee ngi dox léeg lii boo créewul ay emploi tamit day dara xale yi ndox ma rek gaal ga rek évidence téene kaa ne ñi nga xam ne am nañu baccalauréat day 51,64% pare nañ processus ba day Les Échos yéene kaa ne en tout cas Ablaye Sow day njiital kuddu ginnaaw fukki weer ak juróom-ñett yamu def kon ca université waaw étudiants yi jaajëfal nañ ko dee delloo ko njukkal nag démb yéene kaa gi ne gis nga mission d'information ci wàllum yorinu inondation yi waaw ndekete membre ya ca bokkoon day ku ci ne 1,2 million lañ la jox way samba te ba léegi ni leen nag rapport amu ca Pape Sagna Mbaye ma jiite mission ba waaw nee na joxuñ ñu benn délai libération yéene kaa ne ARMP day waaw enquête wam doon dof ci li dox ci diggante Sénégal ak Akilee gaa yi pare nañ de waaye enquête bi ñu doon def ci pétrole bi moom fan la toll nañu xam ne suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal mu bu bëggee ray ab xajam da koy jëñ ram Sud Quotidien nañu jëf ju ni mel xewit la wu ñuy gis lu bari ci réew mi bari nay responsable yoo xam ne ku ci ànd nguur gi bu ñu la wàccee ñaare dañu lay baatal wala ñu gàkkal sab der tam la ngir askan yu weddi la yéenekaay bi nañu nguur gi jaar na fekk Abdoul Mbaye jaar fekk Thierno Alassane Sall jaar fekk Moustapha Diakhaté jaar fekk Maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar Dem Dikk journal Sud Quotidien nañu fan yi ñoo ngi dégg xibaar yu ñuy jibal jëm ci di tumal Aminata Touré yorin wu bon ca bopp conseil économique social ak environnemental lii Quotidien nañu loolee moom Aminata Touré bàyyiwu leen ci fa saasa la yëglu tontu ay bañam boole ceekit di leen dànkaafu ci page Facebook am fa la tonto ba xam le ne ci fukki weer ak juróom-benn yi mu def ci bopp conseil économique social ak environnemental amul dara loo xam ne def na ko fa lool bu tëddee mën na koo tere ne rew ba yandoor muy la mu liggéey ci conseil économique social ak environnemental ba ci déclaration de patrimoine ba mu defoon ci OFNAC Mimi nee na ku dem ci conseil économique social ak environnemental fekk ko fa Aminata Touré ne ku bëgg a taxaw naan yaa ngi gàkkal sama der baa nga may jiiñe ko sosala ko tuumal lu ma deful dàquma dem ak yow ci yoon fi ma toll ci sama dundu jaam lottu na ci di gàkkal sama der kàddu yi Aminata Touré yooyee la journaliste ko xëy teg ci xëtamu njëkk Vox Populi gis ne kii di Aminata Touré pat ak noppi gi mu ne woon ba ñu ko follee ak léegi ca bopp conseil économique social ak environnemental génn na ca ba wax démb tontu ay bañam dànkaafu ay noonam La Tribune ne ko teg ci accélérer la cadence wutali Macky bi li ko merloo ba tax mu génni defante La Tribune mi ngi ñu koy leeralal li muy laaj moom journal La Tribune moo di ci ñi Macky Sall dàq bu yàggul mu di Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye wala Mouhamadou Makhtar Cissé kan ci ñoom moo ciy taxaw jàkkaarloo ak chef bii di Macky Sall Walfadjri nañu ak lu mu ci mën di doon daal li leer moo di moom jàmm jeex na defante ba door na mortal combat dëggantaan njaay ci lañu jëm L'Observateur nañu démb ci lañu gis ci réew mi loo xam ne yaakaaroon nañu ne ba àdduna bi tukki duñu ko gis mu di Abdoul Mbaye muy défendre Aminata Touré ne démb gis nañu message bu mu bind jagleel ko Aminata Touré di ko ca masaw ak di ko ca jàppale bay wax naan ngir yàlla am leen mat ak ngor gu toll ne bu leen nit liggéeyal te ba pare ngeen faye ko leneen lu bokkut ak di wër di gàkkalub deram ba ngeen koy saaga Macky Sall ak ni muy doxalee ki collaborateur am enquête dina kay xëy na di ci enquête ba gis ci ne du doxoon wu rafet ne bu àndee ki collaborateur am ba leen di bàyyi du ci seet dara mu di lool enquête dina kay nee nañu observateur yu bëri nee nañ du lu rafet li ko ñor moom Macky Sall guddi yu ñu toll ba tax mu jël yitteem yépp jëma ci journal bi nee nañu moo di wotey présidentielle yi 2024 yi réew mi quotidien nañu ginnaaw gouvernement bu yees bi njiit réew mi tëgg keroog ba am ñu mu folli am ñu mu folli am ñu mu fal am ñu mu toxal ku yóbbu seen tuwaat yeneen décret yu yees yu war a wàcc moom njiitu réew mi quotidien mi ngi ñuy wax ne nee na bëggul benn mbumbaay ci passation de service yi nañu ko defee ci ak dal ñu dal ci xët mu njëkku La Tribune fekkaat fa xibaar bi passation de service yi war a am ci ministère yi président Macky Sall nee na bëggu ci benn mbumbaay suur soo mel ne ku naan ñu ndax yàlla papa Amadou Ndiaye dégg ko ba xamaale ci boppam ndax moom daanaka dañu ko fal ministre artisanat ak secteur informel rek xelam nekk ci séddoo yëf yi ak i ñoñam ay militangam la dajale waxu leen lenn lu dul séddoo bi dina gën a yomb ndax bu njëkkoon dañu ñu doon sédd léegi nag ñun ñooy séddale ñu séddu ji ci l'Observateur ubbi leen ko ubbi teg l'école ren gi lay waxtaane ak xiini mi na gi ci am li am ci mbëkk mi di immigration clandestine jéggi na dayoo gaali looco yi bàyyee ko Afrique di teere Espagne ak ay immigré doy na waar ndax ci diirub ñaari fan rek ñaari téeméeri doomi aadama ak ñaar fukk ak juróom-ñett teer nañu îles Canaries. Universel Pousse ak seen savon de Marseille
PDS yi nga xamante ni dañ leen tegoon baaraamu tuuma lu jëm ci wàllu cours de répression et de l'enrichissement illicite gannaaw bi nga xam ni Macky Sall toog na ci bopp réew mi ci atum 2012 jëwriñ bu yees bi ñu dénk wàllu biir réew mi fas yéene it defante ak ñi nga xamante ni xalifis yi ñooñu daal di yëkk ay kàddu ngir ñaawlu tabb bi nga xamante ni moom lañ ko tabb dem sax bay sàkku ñu daal di tekki ndombul tànkam ay jegeñaale Khalifa Sall ne bépp ñaawteef bi nga xamante ni rek kii di Macky Sall def na ko ci moom la ko daal di jaaxee la ñu koy tuumal nag bokk na ci taxawaayam nag ci néewal doole ci wàllu politique jaare ko ci yoon kii di Khalifa Sall ak Karim Wade nekkoon ñaari adversaires yu gënoon tar ci présidentielle yi ñu génn ci atum 2019 ñeel Macky Sall mu mel ni conseil des ministres bu njëkk bi nag dana wuute ci gisin gannaaw kenn ku ci nekk fa nga jaar ak la nga jot a dund ak Macky Sall. Aminata Touré ñu koy wax Mimi moom itam dañu koo teggee ci bopp conseil économique social et environnemental. kàddu yoo xam ne xëy na dafa jàpp ne ay détracteur am la ci ay tuuma nee na léppam leer na nañ ñi te ku ko laal dana la yóbbu ci yoon Fatmata Diop. Touré maire bu futtu la def ci génnam bu njëkk ginnaaw ba ñu tekkee ndombal tànkam moom conseil économique social et environnemental ci ab communiqué la xam ne nag jamono ji ñu toll kenn mënul yàq réputation wala intégrité moom mu yokk ci ne fu mu toll yi mu ngi xaar te ànd ak dal ci passation de service bi ak njiital conseil économique social environnemental bu yees bi nga xamante ne du kenn ko dul Idrissa Seck ancien premier ministre bi nag di xamal ci biir communiqué bi opinion nationale ak internationale que ne dafa diriger institution bu ni mel du toll ci fukki weer ak juróom benn te jaarale ko ci yoon ak tamit bonne gestion ba tax na Mimi Touré di wéyal ne rek bépp document ci wàllu vérification disponible na ci biir institution bi naka noonu tamit déclaration de patrimoine am ba mu déposé ci OFNAC moom moomee nag muy xamle rek nekk bañu si sax ba yóbbu nit ñi justice ci kaw nag ñuy jéem yàq deram diffamé wala sax di ko intimider. en tout cas Aminata Touré situation jamono ji xaw na doy waar mooy li tax ñu samp question bi ci kanamu directeur publication bu yéenekaay bii di Direct News Pape Diogay Faye moom li la jàngat yi moo tax Aminata Touré yi dund bi la situation tey nañ ko déglu. nekk na loo xam ne lii bu dul liquidation mu ngi ci tànku nekk liquidation donc man li ma jëkk jàngat aussi mooy Mimi Touré bi nga xam ne di remercier bokk na ci ñoo xam ne moom li mu gëm rek lay doxee aussi moom personnalité boobu la ko yàlla bindee moom bokkul ci ñi nga xam ne ñi nekk nañ di remercier le président de la république moom xam na ci li mu jëm daf koy teel a préparer teel leen a ar parce que du koo xam ne kii day toog moom di xaar bu gars yi génnee benn dana génn ñett et attendons aussi à cette bataille là. Pape Diogay Faye gouvernement bi itam bari na lool ay cumul de fonction te nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne inspecteur des services municipaux ci ville bu Pikine la ñu jàpp mooy nit ki mënut nekk ci cumul de mandat nekk président conseil départemental bëgg a nekk ministre wala vice président conseil départemental nekk ministre am na yu daanaka bu ko loi bi songul sax nag xel mënu ko nangu ci fi Sénégal tollu Léopold Tamba. gannaaw bu Macky Sall si waree liste ñi war a bokk ci gouvernement bi laaj jib na fu ne ñeel mbirum ñaari mandat yi misaal gi di Idrissa Seck bi nga xam ne ni mooma mooy président conseil départemental bu Thiès yokk ci it ndombol tànk gu bees gi nga xam ne moom la ko Macky Sall takkal ci gis-gisu Soutou Touré nekkoon fi jawriñ ci nguuru Abdou Diouf nekkoon it maire bu Tambacounda daa jàpp ni lu ni mel warut am benn nit kott warut am ñaari ndombol tànk ci gis-gisam lii yëpp Abdoulaye Wade moo ko sookee moom jawriñ ba woon jàpp ni Sénégal am na fi ñu xarañ ci wàllu wuni looloo tax faw ñu yaatal géew gi ñi nga xam ne ni am nañu xam-xam ak ñi nga xam ne it am nañu mën-mën ngir ñu wone lu ñu mën. loolee ana ñan ñoo am sañ-sañu boole cumul boobee ak yan façon xeeti cumul la ñu war a boole ay question la yu Younoussa Baldé samp ci kanamu spécialiste bi ci wàllu décentralisation Alioune Badara Diouf di ngeen dégg kàddoom ci suñu ay yeneeni xibaar ci ne mu jàngate ci yan xeetu fonction lu mooy loolu itam ñu wax ci li nga xam ni mooy ci ëllëg sa rek dafa am ay réaction misaalu ministère bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu artisanat ak itam wàllu transformation ak secteur informel en tout cas union nationale des chambres de métiers du Sénégal am nañ ci yaakaar donte woon ni xëy na bari na ay questions yu mën a samp ci wàllu boobule tax na rek ki nga xam ne moo di Issa Dieye ma ngi fàttali autorité yi ni seen secteur boobee daal war nañu ko gën a mën a bàyyiwaat xel ndax ni mu amee solo ci li muy employé ci ay ndaw ñu teewlu ko. ko wax ne naam nag nga am ministère
tamit jàppale ko ci ay jumtukaay jàppale ko ci ay moyens ba nga xamante ne dina mun a def liggéeyam te na mu waree. secteur bi nga xamante mooy secteur bu am solo la secteur bi nga xamante dañuy xaar ke moom lu bare ci wàllum jox ndaw ñi liggéey ci wàllum former ndaw ñeeg yëpp donc loolu tamit vraiment mu nekk liggéey bu yaatu boo xamante ne mi ngi koy xaar ñu ngi koy encouragé te di ko wax ni tamit su ñëwee incha allah rabbi dina fi fekk ay acteurs yu déterminé wu ay acteurs yoo xamante ne dañuy bëgg pour jëmale suñu secteur kanam. ñi kàddu yooyee bay mant mbub moo ko taataan di Issa Dieye ca bitim réew ginnaaw bi ci Côte d'Ivoire daanaka fitna yaa ngi gën di tàng maanaam dënn yaa ngi gën di jóg ndax démb ci journée bi ñi nga xam ñooy leaderu opposition bi foofee ci Côte d'Ivoire daal dinañu benn gouvernement transition ivoirienne boo xamante ni bi Henri Konan Bédié moo nekk ca bopp ba waaye daanaka xaw tuuti ñu teg ko loxo lu mooy loolu itam diggante bi daal fi mu nekk ni ma ngay tàng ki nga xam moo di Pascal Affi-N'Guessan moom itam fal nañu ko premier ministre bu ñu sukkandikoo ci wàllu boobee itam am na Guillaume Soro poste boo xam dénk nañu ko muy wàllu karange bi nga xamante ni bi yor na ko ñu déglu nag ci wàllu boobu ki nga xam ni moo di Kofi Kouakou Raymond nekk représentant bu PDCI fii ci Sénégal ci ni mu jàngate élection yi foofee ci Côte d'Ivoire Idrissa Diémé moo taataan ay kàddoom. J'étais inquiet quand je voyais sur les réseaux sociaux. dama daal di tiit noonu la ki nga xam ne moo nekk président transition bi di monsieur Henri Konan Bédié moom ne nag mu ne ma mu ngi si jàmm donte nag bëri na ñu teg loxo rawatina ki nga xam ne moo nekk professeur Maurice Dikao nekk secrétaire général bu PDCI RDR niki noonu itam joriñ bu njëkk ba Pascal Affi-N'Guessan porte-parole ku jégi moom itam teg nañ ko loxo si fàttali ni sax ay takk der ñoo daal di tëb miiru kër gi dugg ci biir bëggoon a jàpp ki nga xam ne nag moo nekk président bi moom nag lenn la leen wax rek bakkanam wala ñu bàyyi ko ci biir kër gi ci mujjantal ga sax ñu nekk ci biir ku jégi daanaka ñu fa nekkoon ñëpp yóbbu nañ leen te kenn xamul sax fan lañ leen jëmee. Mais quelques membres de l'opposition ont été vraiment arrêtés chez lui pour une destination inconnue. Quel que soit foofee ci Côte d'Ivoire kon Alassane Dramane Ouattara mi jàpp waaye opposition bi moom taxawal nañu seen gouvernement wu bopp nee nañu ngir fas yéene gàddu réew ma kon dañoo jàpp ni Alassane dafa sàcc élection ñoom itam dañuy téye kon réew ma ndax du réewum Alassane ñi féete ak Alassane itam tuumaal leen ni opposition bi dañoo bëgg a taal réew ma en tout cas situation moom Côte d'Ivoire dëgëratul jamono ji ndax xam ngeen ni daanaka bañ bu yëngu la woon te taxu ko woon a dëgëraat ndax fitna yi fa amoon bari te metti woon lool ci jamono yi Laurent Gbagbo mi nga xam ni sax moom bokkaat na ci gouvernement bi nga xam ni moom la opposition bi taxawal foofu ca Côte d'Ivoire. ñu wax ci leneen di élection présidentielle yi ca États-Unis diggante John Biden ak ki nga xam ni mooy Donald Trump fu situation yi toll ndax démb la ñu doon amal seeni ay vote Joe Biden nag fi nekk nii xelam xaw na dal nag surtout ñu féeteeg moom en tout cas ñu fekk ci Amérique Mohamed Seydi. li waral mobilisation bu rëy bi ci la élection américaine li si bëri du leneen lu dul frustration yi population yi am ci Trump loolu laataa daal affrontement digganteeg policiers ak manifestants yi teg si ñu bëri teg ci ndoddam mauvaise gestion Covid bi tax ba ñu ñàkk si seeni ay mbokk xarit wala am di jàmm bu loolu jàllee vote yi bi mu taamalee ba tey vote par correspondance yu bëri àggul ci ñi ko yelloo ñu gis ni bokk na si ay commissaires aux élections yi féetee ci camp wu Trump ñu jéggi li ñu leen may di rempliral nit ñi seeni information personnelle tax ba ñu invalider juróom fukki junni demande loolu ca Iowa ci Ohio ñaar fukk ak juróomi fan bi élection yi taamalee ñu si bëri seen requête de vote par correspondance mësuñu ciy jot waral mbooloo bi am seen jom jóg utali urne yi directement ségam sax mbas baa ngi fii barki démb ñoo ngi fësal ni ci Caroline du Sud ci 1,314,000 bulletins de vote yi ñu yónnee 1,274,000 rek moo si dellu si maanaam 97% mu baat recordu 2016 ci élection yi te tollu woon ci 503,000 jamono yi gannaaw nit ñi ci combat média yi la ñu tollu yenn rajo di jiital Trump yeneen site web yu fiable di jiital Biden ndax bu Trump gagné ay manif dina am ndax dina am tamit ay contestation bu Biden rawee yàggatul ñu xam fu wanen di mujj gëtëm mu doon Mohamed Seydi pour le groupe des médias aux USA. Voici Trafic News.
ku fi ne Aba. oui Hadj Mansour. waaye waxal Mouhamed Seydi jaajëf waay. waaw jaajëf sama waay la. waaye correspondance bi neex na la tubaakàlla leer na nañ. ñu ngi mel ni ñu ngi woon États-Unis. Mouhamed Seydi ñu ngi koy jaajëfal bu baax. alors jox ma situation tali bi. voilà Hadj Mansour déglu ci ngeen comme ni bëgg na mu gën a gaawee rek ñett circulé ci Ndakaaru jaax nañ rond point 4 bàyyi na ralentissement yu taxaw a takku oto yi bàyyi ko Pikine Case dégg ma rek si convergé ñu progressé rek utali autoroute Limamoulaye parcelle bu Nabi patienté ñu progressé utali échangeur bu Grand Médine boobu la yéen ñu bàyyi ko Padoa Bitèze à part bi rek su ngeen yéegee échangeur bu ngeen ko wàcc waaye avenue Thiandoum jëm rond point Liberté 6 daa xalanti à ce niveau soo progressé yaa ngi jëm échangeur par là-bas aussi yéen ñu bàyyi ko du côté yëngu leen ci ko échangeur bi quelque lente jëm côté de la foire mais suuf échangeur bi yëpp pour ñu na ma jaare noonu utali yoo pas trop de complications à ce niveau Hadj Mansour. ñu ubbi xeetu espoir. Actu Sport. asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu ko ci éliminatoire CAN 2022 ak double confrontation Sénégal Guinée-Bissau. waaw ni ki démb nag jàppal ne Sénégal Guinée-Bissau lay dajal ñaari yoon. ñaari yoon. ok. lépp rek ngir nag lu jëm ci nag éliminatoire CAN 2022 ñu fas yéene ko amal foofu ci Cameroun ni ki démb sax na nag kii di Aliou Cissé fësal nag liste ñaar fukk ak juróomi gaynde yoo xam ne convoqué na leen nag ngir yu la jongante mu jàpp ne nag lu jëm ci boobu la double confrontation dina nekk nag lu am solo ci équipe nationale bu Sénégal ba tax na dinañ ci ànd ak dal ak concentration gu mot sëkk ndaxte bu ci njëkk rek ni ki fukki fan ak benn la doon foofu ci stade la jox bu Thiès buñ ci jógee rek ni ki la 15 ci le Sénégal dem foofu ci Guinée-Bissau ci noonu ñu teewlu ci kii di Aliou Cissé. di ci ànd ak concentration di ci ànd ak sérénité Sénégal moom ci jamono ju ñu toll nii amul benn match boo xam ne dina yomb ci Sénégal ci ñaari match yooyu mën naa wax ni que am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax tey enjeu bi du engouement bi nga xam ne moo nekk di tourner ci match bi loolu moom mën naa wax ni que match Sénégal yi yëpp engouement boobu def si am donc ñun ñooy concentré wu si suñu liggéey ñaari match yi nga xam ne ñu ngi koy préparé contre Guinée-Bissau lu gën a importance ci ñaari match yooyu mooy que tey Sénégal moo nekk numéro 1 ci poule boobu nga xam ne Guinée-Bissau mi ngi fa Congo Brazzaville mi ngi fa ak Eswatini Sénégal am na juróom benn poñ place au leader bu ñu yore nii tey nii ñaan nañu yàlla ni que après ñaari match yooyu yàlla dina def ne ko ñu continuer nekk numéro 1 ci poule boobu. Ligue des champions Marseille daa daanoote. waaw dafa daanoote de xam nga démb nag moom dafa demoon foofu ca Portugal dafa seen fa laale ak FC Porto. Porto nag moo ko daan 3-0 kon ñu jàpp ne bii mooy fukk ak ñaareelu défaite Olympique bu Marseille. ci Ligue des champions daanaka mu nekk nag ab record boo xam ne moom yi la nag fekk ji na club belge bi di Anderlecht bu ñu sukkandikoo nag ci Mbaye Sène mu jàpp ne nag waxtu wi équipe bu Marseille amul niveau lii di Ligue des champions beneen club boo xam ne tamit boo moyul nag moom kii di entraîneur am du signéwaat prolongation muy Thomas Tuchel ndaxte diggante bu war tax bu dox ci digganteem ak directeur sportif bi di Leonardo ñu ànd ci ak gis-gisu kii di Mbaye Sène l'international. Olympique de Marseille tegle na li nga xam te ne moom mooy 12 défaites ci Ligue des champions. Marseille amul niveau bi Ligue des champions équipe bu mag bi nga xamante ne moom la Marseille yoratu ko jéem a xëccoowaat championnat de France bi jéem a dem Ligue des champions pour déwén sax seen kees mën a am dara ñu mën a jëndaat yeneen jour muy Thomas Tuchel ak Leonardo mu ngi mel ni safara ak caas ndaxte Leonardo ba muy indi Danilo sax benn exemple la rek c'est pour que mu jouer ci milieu de terrain bi waaye Thomas Tuchel dafa jël def ko ci axe bi jël Marc Ross indi ko ci milieu de terrain bi loolu njëkk na indi problème moindre faux pas bi am gëm naa ni ki nga xam te ne mooy Thomas Tuchel dinañ ko dàq foofu ca Paris Saint-Germain dem nañ sax ba certains cadres ku ci mel ni Kylian Mbappé nee na faaw ñu jéem a xool ban discours la ñuy tenir pour ñoom ñi fa des. hélas ñu des rek ba tey ci Ligue des champions jàppale nag Paris Saint-Germain ak Leipzig ni ko tey lay doon foofu ci Allemagne bu 20h jotee ci groupe H bi lay doon waaye nag balaa boobu 17h55 Istanbul bu Başakşehir dina dalal ñi di waa Manchester United ci groupe bi nag 20h ci diggante Chelsea ak Rennes lay doon mu nekk retrouvaille nag entre kii di Edouard Mendy ak Alfred Gomis. groupe F bi 17h55 Zenit Saint-Pétersbourg ak Lazio bu Rome lay doon 20h Club Bruges bu Krépin Diatta dina dalal équipe bi di Borussia Dortmund groupe G bi ci diggante FC Barcelone ak Dynamo de Kiev 20h Ferencváros ak Juventus bu Turin lay doon résultat démb bi nag jàppal ne Lokomotiv moom ak Atlético dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn but Bayern Munich dafa daan ñi di waa Salzbourg juróom benn bal ci ñaar groupe B bi Shakhtar bu Donetsk lajj ci kanamu Mönchengladbach juróom benn bal ci dara Real bu Madrid moom dafa daan ñi di waa Inter 3-2 groupe C bi Porto moo daan Marseille 2-0 même score lañ nemmeeku ci diggante Manchester City ak Olympiakos
ci groupe D bi nag Ajax Amsterdam moo daan équipe bi di FC Midtjylland ñaar ci benn. Atalanta bu Bergame moom dafa lajj ci kanamu Liverpool juróomi bal ci dara Sadio Mané sax moo dugal benn but ci boobu la jongante. ñu wax léegi ci CNG bi nag am bureau bu bees suba ak jàmm lay doon incha allah. waaw suba ak jàmm lay doon jàppale nag bu 15h30 jotee foofu ca siège yu ministère bu bu sport ci la nag Matar Ba di dalal équipe sortante bi fas yéene nag sargal gannaaw ba ñu fi nekkee ci ñaar fukki at ak juróom-benn ci noonu nag bu 17h jotee ci lañ nag fas yéene indi arrêté buy nag tabb. équipe bu yees bu fas yéene dirigé lii di CNG bu lutte bi Hadj Mansour li moo fi gënoon fës jëm ci xibaaru tàggat yaram. ñu ngi lay jaajëfal Baye Mahante Mbuub ñu jaajëfal Baye Mahante Mbuub ñu jaajëfal